Rendez-vous d'Alex fii ci Baol TV di dalal tey monsieur Pape Fary Seye Pape Fary bu ñu la doon laaj kuy Pape Fary Seye nooy présenté wu. merci Alex. Pape Fary Seye nekk professeur d'histoire et de géographie jàngalekat ci wàllu taarix ak géographie ci lycée d'enseignement général bu Diourbel ci atum 2003 nekk itam ci mouvement citoyen yi citoyenneté active ba pare itam di jàppale sunu wayjur bi fi bàyyeekoo yàlla na ko yàlla dolli leer ak yërmande ci entreprise bi nga xam ne jot na ko créé muy Khadim Rassoul ñu bokk ci ñi koy gérer. deuxième vague coronavirus. oui mi ngi lëmbi réew mi. loolu ñëpp xam nañ ko. au niveau de votre structure mu di lycée d'enseignement général bu Ndayane. ndax am ngeen jël ngeen mesure barrière yi nga xamante ne dicté nañ ko ngir aar. ndongo yi fay jàng. Ndayane vraiment taxaw nañ bu baax ci xeex bi parce que li ñu digle muy protocole sanitaire bi takk masque yi c'est systématique donc le proviseur Sayba Dembélé ak le censeur maa ngi leen di nuyu di leen ziar au passage chaque suba daal dinañ taxaw ci école bi di xool ak vigile bi ndax xale yi takk nañ seen masque wala déet ku takkul masque moom doo dugg ci biir école bi bu ñu duggoo aussi dinañu raxasu donc pour seetal seen ay loxo diggante bi dajaloo bi aussi ñu ngi ciy jéem. c'est vrai que c'est un peu difficile parce que xale yi tàmm nañ suñ génnee récréation toog te loolu mënuloo ko contrôler mais takk masque ak raxasu moom ñu ngi siy góorgóorlu bu baax. masque yooyu élèves yi ñoo koy indi wala yéen lañ koy def. inspection joxe woon temps yee lañ ci jox nañ leen ko mais avant cela nag élèves yi ñoo doon jëndal seen bopp ay masques parce que xeex bi itam xeexu kenn ku nekk la parents yi conscient nañ ci loolu ba di fàggandiku seen doom yi ñu leen di jox ay masques ñuy indaale mais temps yi jot nañ ay masques donc distribué nañ ko responsable de classe yi ñoom aussi jox nañ ko les élèves du lycée d'enseignement général masque yi moom doyul masque moom du mës a doy donc li ñu am rek ci la ñuy sooxe di ci soox di ci distribuer en même temps école bi aussi mën a jënd ay masque mën ko compléter. nit itam ñi ngi wax ne ni xale yi di entassé wu ci biir classe yi ndax dañuy gis classe boo xamante ne nii li ñuy wax mesure barrière yi ay plus de 80 élèves nekk fa ñu toog à 3 à 4 loolu aussi ndax bàyyi ngeen si exactement Sénégal yëpp la ci école publique yi nag ci la ëppee donc parce que seetlu nañ ne état li mu war a tabax ci école des na donc ce qui fait que élève boo xam ne dafa waroon am 45 élèves au maximum tey da ngay dem ba 90 double bi donc élèves yi ñun yor nañ ay classes yoo xam ne presque 90% yëpp ci table banc à 3 la ñuy topp donc loolu nekk loo xam ne ngir nga jàngale bu jaar yoon dina jafe ngir nga natt xale yi muy évaluation dina jafe mais en même temps ngir nga mun a def mesure barrière distanciation sociale dina xaw a jafe donc loolu nekk na problème boo xam ne war na tax Covid bi yeewaat suñu autorités yi pour ñu gën a defar ay jéego ci njàng mi parce que wax nañ ne nag comme ne njàng mi ci la ñuy dugal lu ëpp si budget bi mais tabax construction recrutement ak jàngalekat loolu des na bu bëri donc dañuy gis classe boo xam ne ñaar la war a doon ñu def ko benn classe parce que xëy na amuñu ay classe physique yu doy xëy na amuñu ay jàngalekat yu doy te loolu itam bokk na ci liy tax bon virus bi di gën a am doole parce que xale yi dañuy entassé wu ñett la ñuy toog booy def devoir sax da ngay am problème donc loolu moom yaakaar naa ne Covid bi war na ko jàngal autorités yi pour ñu gën a nag farluwaat ci di defar ay classes au-delà des autorités ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi te yàlla may leen ay ndombal tànk yaakaar naa président de la République santaane woon na le retour au royaume d'enfance à l'empire des enfants kenn ku ci nekk delluwaat école ba nga jàngee woon jàppale leen tey lycée d'enseignement général soxla nañ ku ñu jàppale ci ay classes soxla nañ ku ñu jàppale ci yeneen donc ñu ngi ciy profité nag di ci remercier le ministre Dame Diop ndax dañu defoon cri de cœur daal di wax na suñu bibliothèque bi mi ngi waaj a daanu mais vraiment le lendemain le ministre Dame Diop a réagi mu ne moom dina jël en charge totalement la réfection de la bibliothèque te noonu mu ko waxee woon tamit noonu la ko defee tey jii tàmbali nañ di liggéey bibliothèque lycée d'enseignement général donc su keneen defee noonu ñu ngi ñaan monsieur le maire Malick Fall mi ngi ci am yéene ngir defalal ñu parking boo xam ne sunu oto yi fa lay gaare parce que lycée d'enseignement macha allah général te bëri ay prof yoo xam ne am nañu ay oto donc mu defaral ñu parking bu ñuy gaare te loolu itam nee na incha allah dina ci taxaw ñu ngi ñaanaan nag yeneen autorités yi mel noonu ñu ngi woo ku mel ni Sidi Guissé bi nga xamante ne wax dëgg yàlla gis nañ taxawaayam ci dëkk bi mu ñëw jàppale ñu donc ñooñu bu ñu ñëwoon tabaxal ñu ay classe dinañu permettre tamit bu ñu laajee ay jàngalekat état bi ñu ne ñii kat gannaaw ñu ngi góorgóorlu di tabax nañ leen yónnee ay jàngalekat donc loolu daal àlla
bokk na ci li nga xam ne Covid bi war nañu ci mën a yee état bi pour que ñu gën a dugalaat ci wàllu jàngale bi pour que effectif yi daal gën a wàññeeku mooy taxit qualité d'enseignement bi ñu bëgg ñu mën ko am. inspection médicale. ñoo xamante ni ñoo doon saytu wér-gu-yaram élèves yi. jamono ji nga xam ne mbas mi ngi fi ñoom est-ce que seen taxawaay ñi ngi taxaw nañu war a taxawaay. élèves yi léegi ñoom ñooy feebar dem. inspection médicale ñoom aussi xam naa ne li ñu war a am ci jumtukaay des na mais ñun heureusement lycée d'enseignement général am nañ léegi infirmerie ça fait 2 ans am nañ infirmerie boo xam ne dañ ko aménager ut fa infirmière bu fay xëy si suba bu fay xëy si durant élèves yi temps bi ñu fay nekk donc ku feebar foofu lañ la yóbbu ci infirmerie bi moom moo lay njëkk a xool su fekkente ne dama rek dafa exiger ñu évacuer la ñu soog a woo ambulance mu ñëw jël si la donc loolu tamit nekk na infirmière bi moom it bokk na ci ñuy taxaw ci buntu classe bi ci buntu école bi di contrôler masque yi nga xamante ne élèves yi war nañ ko takk wala déet donc loolu aussi wax dëgg yàlla lycée d'enseignement général gàcce ngalaama ndax fu ay 4000 et quelques élèves di dajaloo war na am nag koo xam ne mooy def les premiers soins su fekkente ne am na ay cas wu feebar. ban impact la Covid bi def ci wàllu njàng mi ak njàngale bi fi mu toll. wàññi na bu baax niveau bi parce que daaw dañu ubbi octobre presque daanaka lu weeru octobre lu ci bëri duñ ko jàng novembre décembre janvier ñu jël fête yi décembre janvier février ñu def composition mars ñu war a dem fetu Pâques ñu arrêté cours yi avril mai juin juillet août septembre octobre 7 mois élève bi toog jàng ko élève bi nga xam ne dugg na préscolaire ba classe bu muy mën a def à part les classes d'examen mësul toog 7 mois te jàngul au maximum 3 mois lay toog jàngul muy les grandes vacances mais cette fois-ci 7 mois élève bi toog na ko këram jàngul à l'exception nag ñu doon def examen muy 3e ak terminal ndax ñoom woowaat nañ leen mois de juillet pour mën leen a waajal examen septembre donc loolu élèves yi nekkoon 6e war a dem 5e wala ñu nekkoon 5e war a dem 4e wala ñu nekkoon 4e war a dem 3e wala seconde war a dem première wala première war a dem terminale ñooñu dañu yóbbaale ay lacunes yu bare parce que jeexaluñ seen programme te it toog nañ 7 mois jànguñu donc loolu dina leen topp à vie parce que loolu kenn mënu ko dabu état dafa waxoon bu ñu ubbee novembre décembre ñu dellusiwaat ci programme bi li leen desoon mais xam nga benn weer mënoo ci dabu li nga ñàkk ci ñeenti weer donc dina leen topp dina wàññi qualité de l'enseignement mais aussi c'est vrai que résultat daaw yi mësuñu am résultat yu mel noonu ci examen yi bac BFEM taux de réussite mësuñu ko am donc loolu dafa baax on a eu de très bons résultats sur le plan national donc loolu aussi jaaxal na ñu bëri donc il y a plusieurs éléments yu ñu ko mën a expliquer mais daal man angle bi ma koy gën a gisee mooy bi ñuy woo xale yi di leen jëlaat pour ñu def examen xam naa ne effectif ndaw lañ amoon ci classe yi parce que boobu dañu woon distanciation physique un élève par table xam nga jàngal fukki élèves moo gën a yomb jàngal juróom-ñetti fukki élèves parce que fukki élèves yi c'est sûr que ne ñoom dinañ suivre te dina la wóor di nga mën contrôler ndax ñu ngi suivre wala déet mais juróom-ñetti élèves fukki élèves pour nga contrôler leen du yomb donc période boobu dañoo diviser classe yi en 2 effectif yi réduire prof bi aussi ay heure am wàññeeku li muy jàngale bëriwul mu am temps de préparation et de récupération donc loolu bokk na aussi xëy na ci li gën a am jeexintal ci résultats yi gën a baax mais daal mën nañ jàpp ne Covid bi am na ay impact négatif te plus ñuy dem muy gën a feeñ ci. rappel rek ne Hervé Dalex di dalal tey monsieur Pafary Seye di professeur français ci d'histoire et de géographie ci lycée d'enseignement général bu Ndayane Pafary bu ñuy wax wàllu njàng ak njàngale ku ci nekk xelam dina dem ci Cheikh Anta Diop. dem si yàlla na yàlla yokk leeram. amiin ba léegi anniversaire u décès yàggul dara lañ ko doon célébrer. mais ba léegi ñu si gën a bari. xamaguñu koy Cheikh Anta Diop. kan mooy Cheikh Anta Diop. Cheikh xale yi war ko xam rawatina ci biir njàng mi 30e anniversaire président de la République Macky Sall jëloon décision ne dinañ ko dugal ci programme éducation yi boobu ba léegi nag gisaguñ ci dara parce que dafa mel ne bi mu waxee loolu am na ci biir jàngale bi rawatina inspecteur yu wax ne Cheikh Anta déjà mi ngi ci biir programme yi jarul ñu koy dugal mais man ñooñu ànduma ak ñoom li ñu wax parce que mi ngi ci biir programme yi signifié wul ne Cheikh Anta ñoo ngi koy jàngalee
donc loolu nekk lu ñu war di jàngale suñu école yi ba xale yi xam kan mooy Cheikh Anta fan la tegoon tànkam ngir moom mu mën a am jeexintal ci xale yi ba ñu bëgg a doon ay Cheikh Anta ni nga xam ne tey noonu la ñuy jàngale ay yeneen borom xam-xam ci biir école yi noonu lañ war a jàngale Cheikh Anta li mu bind Cheikh Anta fi mu taxawee woon histoire fi mu taxawee woon nit ku ñuul fi mu taxawee woon sigil ko ak darajaal ko ak unité africaine unité politique unité économique loolu xale yi xam ko Cheikh Anta nekkoon na koo xam ne Alex dafa jëloon dundam yëpp jox ko Afrique ndax jamono bi muy taxaw naan tubaab bi li ngeen wax taxawul jamono boobu tubaab bi ñoo tegoon tànk Afrique te boobu it ñoom li tax ñu teg tànk Afrique mooy wax ñu ne ñun waa Afrique yi waa way ñuule yi amoo leen mbor muy histoire amoo leen xayte muy civilisation amoo leen mbatit muy culture donc ñoom ñoo fi teg seen tànk Cheikh Anta ñëw ne leen li ngeen wax du dëgg donc ba kanam la doon jaay d'ailleurs jéem nañ ko ci pexe bu nekk pour éliminer ko ba finalement ñu jaar ko ci Senghor pour éliminer ko politiquement ak intellectuellement mais comme dëgg rek mooy dëgg plus ñuy dem Cheikh Anta ay mbiram di gën di yokk donc Cheikh Anta nekkoon na ku xeexal der bu ñuul ku xeexal histoire Afrique nekk na koo xam ne bindaan na taarixu nit ku ñuul ba ñu xam ne kii kat nekkul ki ñu war a jàpp di ko jaay muy esclave nekkul ki nga xam ne dañoo war a ñëw di ko nax ngir jël ay ressources am ngir coloniser ko donc kooku taxawaayam ci Afrique bëgg africain yëpp nekk benn ba nga xam ne li Nigéria am Sénégal am ko Côte d'Ivoire am ko Tchad am ko Togo am ko réew Afrique yëpp am ko bu ñu boolee suñu doole Alex kon dootuñu nangooti tubaab bi di ñëw di jël suñu ay richesse di ko yóbbu seen réew di ko transformer di ñu ko jaayaat donc mu doon la détérioration des termes de l'échange wala l'échange inégal dañuy ñëw jënd benn kilo café ñaar fukk yóbbu ko defar ko Nescafé ñëw jaayaat la ko 1000 francs donc loolu moo tax Cheikh Anta waxoon ne ñun li ñu yàlla may ci ressource ci biir suuf si ci biir géej gi ci jaww ji Afrique suñu boole woon nekk benn dinañ mën a ñooy nekk la première puissance mondiale mais nag transformé di ko ñëwaat di ñu ko donc pensée am toujours c'est d'actualité parce que Afrique pour mu génn ci mondialisation bi il faut mu créer une unité économique Cheikh Anta wax ne unité économique boobu fi muy jaar mooy une unité politique mu ne unité politique boobu fi muy jaar mooy une unité culturelle donc culture boobu muy mbatit moom war nañ ko jàngale ci biir classe yi école yi ba xale yi xam ñoom ñooy kan xam ne nekkuñu ay sauvage ak ay barbares waaye ils ont été les premiers créateurs de la civilisation. mais am na laaj boo xamante ne nii dañ ci ñëwaat tuuti mu jëm ci l'école privée yi. daanaka ruq boo dugg rek am na école privée est-ce que yéen saytu ngeen que ne école privée yëpp ñu ngi am nañ norme pour mun a dalal ay ndongo. waaw loolu xam naa inspecteur moom moo ci gën a mën a tontu ndax ñoom ñooy joxe autorisation ci école yi. waaye li ñu gis moom rawatina njaareem. mooy da nga am ñaari néeg ñetti néeg ubbi école privée jël ay doomu jàmbur dugal leen ci ay conditions yoo xam ne c'est pas réglementaire dajale leen fa ñu nekk ay ñu salle bi c'est pas adéquat xale yu bëri fa sérieux bi ci wax du ci am parce que simplement bëgg nañ am ñaar fukki fii bëgg am fukki dërëm fii bëgg am fanweer fii loolu la ñu seetlu ñu gis ne école yoo xam ne privé yoo xam ne moyen boo mënee di ñu jël la seetuñu ndax da ngaa war a redoubler wala da ngaa war a passer war a ndax sax waroo faa jànge boo ñëwee daal mën a fay ñu jël la classe boo bëgg a jànge ñu dugal la fa mais loolu Alex bu yàggee dafay yàq qualité enseignement parce que élève bi su ko wóoree ne buñ ko dàqee ci école bii wala bu waree redoubler ci école bii bu demee fay feneen ñu jël ko mu passer mais su boobaa xëy na motivation bi mu war a am ci góorgóorlu ngir passé du ko def donc loolu nekk na aussi li nga xam ne dafay wàññi ay résultats dafay wàññi ay qualité enseignement loolu nag inspection moo ci war a taxaw ci saytu ci yan anam ci lay joxe autorisation d'ouverture d'une école saytu ndax bërëb bi méngoo na ak ay ndongo di fi jàngee wala déet ci nekk ñoom seen nekkin ndax yaatu na ndax af na ña fay jàngalee muy saytu leen xool ndax ñii yell na ci ñoom ñu jàngale wala déet ndax am nañ ay autorisation d'enseigner wala ndax am nañ ay lijaasa yuy wane ngir ñu jàngale moo xam ci public bi la ñu nekk wala ci privé bi la ñu nekk waaye di saytu it ndax école yooyee ña ngay def seen conseil de classe nam waree di def ay décision nam waree te élèves fay jàngee ndax ñu ngi leen di jël ci base seen résultat wala déet donc loolu su amul day nekk rek comme genre marché
yor nga sa xaalis dem nga ci marché ba loo bëgg a jënd da nga koy jënd te bu ñu demee nag ba enseignement àgg foofu mooy ne réew mi yàqu na ndax xale yi ñuy tàggat ci école bi ñooy gën a nekk ci société bi bu école bi baaxul rek société bi du baax. ci wàllu société boobu sax lii lëmbe réew mi. lëmbe àdduna bi sax la ñuy wax moo di mbirum kii di Diary Sarr ak le président Ousmane Sonko bu Pastef. loolu yëpp si wàllu éducation la doon. ban jàngat nga ciy def Pape Sané. Ousmane Sonko Adji Sarr jàngat bi ma ciy def mooy Sénégal war nañ mun a dépasser mbiru nit di teg ay principe. La personne de Ousmane Sonko ne m'intéresse pas, la personne de Adji Sarr ne m'intéresse pas kenn ku ci ne xawma la mais bu ñu tegee ay principe ñu ne Ousmane Sonko c'est un opposant politique lan la apporté le Sénégal ma gis ne bi mu tàmbalee yëngu ba léegi dossier yi muy laal du pour intérêt moom mais intérêt Sénégal la ma gis dossier 94 milliards yi mu yëkkati am na ci moom intérêt wala amu ci intérêt Sénégal moo ci ëppale intérêt ma gis dossier pétrole ak gaz bi mu yëkkati Sénégal moo ci am intérêt ma gis à chaque fois aussi moom li muy wax di ko bind musuma gis ñu weddi ko indi ay preuve mu bind moom gis-gisam ci téere génne ko ndax soo xasee ba bind génne rek mooy li ngay wax ragalatoo ko gisuma ku ko contredire gisuma ku bind dajji li mu wax moom teg leneen kon ma gis ne moom sur les principes li mu indi ci démocratie Sénégal lu am solo la ndax indi na un débat d'idées un débat civilisé wax xalaatam woo nit ñi itam ngir ñu xalaat te li muy woo nit ñi ngir ñu xalaat mooy ndax ñun dañu war a continuer rek nekk ay doomi France ndax dañu war a continuer rek nekk ay ñoo xam ne dañuy bàyyi seen réew ñuy ñëw di ko caax-caaxee wala ndax jotul ñu mën a moom suñu bopp mu teg ay principe ne man su ma ñëwee dinaa fexe ba accords yi may signé wala sama relation avec la France mu doon un partenariat juste et égal donc sur ces principes là man dama ci d'accord ak moom la personne ne m'intéresse pas bu ñu doxee ba jëmmi jamono ñu ne am na loo xam ne dal na ko ñu jiiñ ko ndax li ñu naan rafet njort ci nit mooy la présomption d'innocence ñu jiiñ ko jiiñ googee mu nekk moom ak keneen ki mu doon sur les principes xamuñu ko ci domaine public bi muy soxna si waaye comme Ousmane lañ xam moo tax ñu wax ci ay principe bu Ousmane ñu jiiñ ko damay rafet njortu ne gannaaw Sénégal réew yoon la mënoon nañ bàyyi yoon mu lijjanti ko c'est aussi simple que ça yoon mu lijjanti ko mooy lan mooy comme moom dafa am mbalaanu kiiraay mënoon nañoo bàyyi yoon mu liggéey c'est-à-dire ñu jaarale ko fi ñu ko war a jaarale jarul woon pour man di yàkkamti di convoquer Ousmane Sonko ngir bëgg ko auditionner alors que dindeeguñ mbalaanu kiiraayam ndax jàpp naa ne woo gi ñu ko woo ngir di ko convoquer moom moo tax mu def point de presse ngir waajal boppam woo ay nitam bi ay nitam ñëwee ñoom it jàppoon naa ne xëy na bu ñu leen fa fekkutoon li am du am ndax bañ leen fa fekkee doon ay takk der ñoom it ñu jàpp ne dañoo ñëw jël si seen leader ñoom it ñu réagir donc damay jàpp ne état ak ni mu tëddee nii bu ñu bàyyi woon justice ñu ne moom porté nañ ko plainte mais kenn mënu ko yóbbu ci yoon ci lu dul dañoo dindi mbalaanu kiiraayam dañu dem dindi mbalaanu kiiraayam donc dañu def la charrue avant les bœufs lii ñuy def nii moom la ñu waroon njëkkee bu ñu dindi woon mbalaanu kiiraayam ba mu deñ ñu woo ko te su boobaa bu ñu ko woowee dina dem te su boobaa lii am du am donc loolu nañ àgg ci yoon leeral ko te yoon it leeral ko te xool ci digganteem ak Sénégal ñu teg ko ci dëgg bala ciy dëgg ñu wax ko la ci dul dëgg ñu wax ko ndax loolu aussi moom mooy démocratie Sénégal beneen bi aussi mooy Alex am réew il faut mu am opposition ab dëkk il faut muy am opposition mooy dundal démocratie dañoo dépassé ay régime totalitaire ak régime stalinien ak régime monarchique dañu nekk ci régime démocratique mooy il faut muy am opposition sax nguur daf cee war a d'accord te déggoon nañ président de la république moo xool ne dina def le statut du chef de l'opposition parce que comprendre ne moom opposition mooy dundal démocratie fexe ba opposants yi ñu dooleel leen mais nag bu ñu gisee am réew moo xam ne tamit opposants yi dañ leen di néewal doole ñoo def wala defuñu mais gis nañ ne même bu ñu defee
état mi ngi ciy profité ngir néewal leen doole loolu aussi day néewal démocratie état dafa war di jéggale ak a jëllale yenn yi ngir lan may opposition possibilité ñu exprimer wu ba ñoom ñi leen gëm ànd ak ñoom mais état tam dafa am moyen état dafa am ay réalisation yu muy def man jàpp naa ne état am ñu ko gëm moo war a gën a yomb am opposition ñu ko gëm xam nga lu tax Alex état dafa am ay moyens te nit ñi lu tax ñu gëm la mooy loo leen defal ñu gis ci seen bopp ay tëli ay marché éclairage public l'emploi mais loolu état moo ko mën donc état bu liggéeyee loolu ne opposition wax leen comme yéen amoo leen moyen wax leen mais man li Abdoulaye Wade waxoon weddi gis bokk ci li état di réaliser population bi di ko gis bu ñu àggee ci élection population bi ci loolu lay sukkandiku ne kii nañ ko falaat parce que amal nañu njëriñ mais la opposition di wax te ñoom jotaguñ pouvoir su boobaa du ñu am ay suffrage donc loolu mooy démocratie état na gën a yaatal dëndam gën a bàyyi nit ñu exprimer wu wax li ñu xalaat loolu mooy dundal démocratie bu ñu àggee ca mbaj gàcce gi nag kenn ku ci nekk xool ki la doy nga ànd ak moom. gàtt waxtu wi dab nañu. Alex di la remercier encore di amaat plaisir di partager ak yow plateau war naa am 20 ans ñuy partager plateau ci Dunia FM. suñu jàkkaar la wootee tey boobaak léegi war a mat ñaar fukki at dañ ciy kontaan yàlla dogali ñu tasewaat RTS ñëw tasewaat Baol Times dañ ciy kontaan bu baax di la gën a remercier di la gën a encourager ci sa professionnalisme di ñaan nga dund ba def ay 50 ans de presse donc ñu di ko fêter mu doon anniversaire bu mag a mag di féliciter également Mor PDG wu Baol Times ci ay initiative yi nga xamante ne mi ngi koy def ngir la presse parce que presse dafa bokk ci démocratie dafa bokk ci liy dundal démocratie donc mu nekk jeune boo xam ne ku ambitieux la parce que chaque fois boo ñëwee Baol Times da ngay gis ay innovation te loolu bokk na ci fit dama wax ne Jurbel ku fi bëgg a dem da ngay ànd ak sa fit ànd ak sa fulla ak sa fayda parce que boo amul fulla ak fayda loo nekk nit ñi dinañ la si génne initiative boo am nit ñi dinañ mais moom nekk na koo xam ne am na fit et puis il a de l'ambition donc yàlla na ko yàlla gën a jàppale que Baol Times ñu dem ba di ko dégg sur le plan international pourquoi pas parce que bu fi fit bi nekkee ak capacité yi donc yàlla mën na mottali ci les di remercier téléspectateurs yëpp lépp lu ñu fi wax lu dëng ñu ngi koy jéggalu di profiter occasion bi aussi di nuyuwaale sunu rakk sunu jarbaat Jaari Sow donc c'est vrai que éducation la mënoon nañ ko ci brosser waale mais di ko gën a encourager pour mu gën a góorgóorlu xam ne adduna moo mel noonu y a des hauts y a des bas donc mu gën a góorgóorlu état bi aussi dem dans le sens ni mu defee lycée scientifique d'excellence mu def université scientifique d'excellence ba élèves yi am bac au lieu ñu leen di sànni tubaab yi di leen jëriñoo ñu bàyyi leen fii Sénégal li ñu bëgg a jàng ñu jàngal leen ko suñu paree ñu liggéeyal réew mi ndax xale bu fi am bac nag ñu génn ko dem dañu wóor ne dootul ñëwaat parce que tubaab yi ñoo ñu koy gën a soxla donc ñu ngi koy gën a encourager pour mu gën a góorgóorlu di ñaan yàlla mu jàppale ko salaamaaleykum wa rahmatullah mu doon émission rendez-vous d'Alex fii si Baol TV doon dalal nag gan gu mag ñëpp xam ko monsieur Pape Fary Seye di professeur histoire et géographie ci lycée d'enseignement général bu Ndayane Baol TV mu ngi lay remercier. maa ngi lay sant Alex.